Touré. loo ñëw indi ci bés bi. ginnaaw bu ñu nuyoo téléspectateurs yu télévision Futur Média ci kanam tuuti ñu dégte leen li gën a fës ci xibaaru timis yi. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di ànd rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci feebaru coronavirus bi ak jéego yi muy def ñi cay ñàkk seen bakkan lim yi di gën a tiitale tey ji bilan bi ñu am nañ ci ñaar ñu ñàkk seen bakkan lu toll ci cas yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci toll na ci téeméeri cas ak juróom-ñett ca yooyee juróom fukki cas ak juróom-ñett ci cas communautaire ñoo nga ca woppi coronavirus jooje ak matuwaay yu ñu jël jëm ci di moytu dajalew bi wàññi yenn activités yi ñamu gën a indil ay jafe-jafe mooy jaaykat yi nga xamante ne ji dañuy jaay ay yére prêt à porter moo di wekki nit ñi di sol nee nañu deuxième vague bi ñuy wax ci réew mi ak matuwaay yi ñu ko booleel tax na ba fi mu nekk ni gisuñu client te ci weeru décembre buñ ci masaana toll ci jile jamono seen bamba da daan maase. am na kuréel gu yees gu juddu kuréel gi mi ngi tudd 2MV mouvement pour le maintien des villes ñi ko taxawal li ñu jublu moo di juróomi ville yi nga xam ne ñoo ngi ci Sénégal te ñu ne dañoo nekk ci pexe ngir jëlee leen fi ñu daatee dellu gannaaw ba mu set wee ci ville yi ñu bàyyi leen nañu nekkee kuréel googee kenn ca ña ko taxawal di Moundiaye Cissé danañ ko déglu ci biir xibaaru timis yi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média bu ngeen taaxeerloo ñu faram fàcceel leen ko. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen ànd ak télévision Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi dooree xibaaru timis yi ak coronavirus beeg tolluwaay gi yëf yi mi ngi gën di jéggi dayoo ndax ci bilan tey bi dégg nañ ci ñaari doomi aadama yu ñàkk seen bakkan ci Covid 19 bi dégg ci lu toll ci téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett yu amee woppi coronavirus ji loole ak yeneen yi tënku ci bilan tey bi des ci teewlu kàddu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention porte-parole ministère de la santé. ak ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def téeméer ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci ñeent fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas yu jóge bitim réew mooy importé te ñu ngi duggee ci aéroport international de Diagne Diass am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy cas communautaire yi mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll juróom benn fukk ak juróom-ñaar si ay malades yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñaar ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent wér nañ si ñett téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñaar si lalu hôpital yi ci loxo docteur yi. woppi coronavirus joojee ñuy wax ak mu dellu si waatee gis nañu ne lim bi ma ngay takku ca diwaanu Kees ña ko fa amee jafe nañu xëy suba ba ngoon jot ci duñu dégg ñu fa amee wopp ji ngir nag loolee dellu gannaaw tax na service d'hygiène ba fa dajaloo ngir lu aju ci watee transport en commun yi ñu seet nañu ko désinfecté ngir moytu lu fa lawal jàngoro ji lii ak yeneen i jumtuwaay jël nañu ko lépp rek ci xeex coronavirus Cheikh Anta Diop sëy la teex waa service d'hygiène tàkku nag geetaru yor seen engins yi dikkoon fii ci Pout doon pomper oto yi waxtaan ak chauffeuru clando yeeg taxi yeeg njaganjaay yi ba ci sax jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi jaay fruit nekk fii ci boori tali bi lépp nag ngir xeex jàngoro ji di coronavirus ñu gis ne dafa dikkaat fii ci département bu Thiès. tàmbale nañ ko fii si garage bu Pout parce que Pout moom mooy buntu région de Thiès donc moo tax ñu ne dañ koo tàmbale te gis nañ ko feebar yi doxal boppam oto yi ñoo koy yóbbu. donc moo tax ñu ne dañu ciblé garage yi désinfecté ko mais en même temps tàggat chauffeur yi si loo xam ne lu yomb la loo xam ne mun nañ koy def pour que suñu wàccee ñu mun a désinfecté oto yi nga xam ni nit ñi dañ koy jëfandikoo
si li ñu ciblé yëpp wax naa sànq li ñuy wax marché donc bu ñu waxee marché aussi mooy surtout que Pout lu ko gën a caractériser mooy jaayum fruit. loolee taxit chauffeur yi nga xamante ne ñoom lañ fekk fii ci garage Pout ñoom ñëpp nag nee nañ lii ku ci nekk war na cee dugal loxoom ngir ñu mën a xeex jàngoro ji di coronavirus. ñun nag ay nit la ñu ay doomu aadama ay sénégalais lépp lu yàgg ci ñun rek dañ koy xaw a fàtte tuuti waaye ñu xam ni feebar bi mi ngi fi jógee gu fi te mi ngi doon dem waaye yàlla dogal ne mi ngi ñëwaat kon ñun nañu aar suñu bopp mais nañu aar ñu ñu yóbbu. def nag li leen aar di takk masque raxasu ndox ak saabu loolee la leen chef de brigade régionale d'hygiène bu Thiès digal ndaxte feebar bi di coronavirus mi ngi fii ci réew mi di ko lëmbee. noonu it la ñu jëlee matuwaay ci diwaanu Louga service d'hygiène ba fa xëy nañu ñoom it takku ba dëgg dem ci barab yi nga xam ne nit ñi dañ fay faral di daje ñaari gare routière ya fa nekk pompé nañu ko naka noonu it baaxee askan wa ay masque ak gel yu ñu mën di taaxoo ngir di mën a faat jàngoro ji ak di ko mën di moytu demuñu ca ne lu aju ci mesure barrière yi nga xam ne ñoo ngi koy digle ngir nit ñi mën cee jaar ba moytu corona ji ñoo ngi ci doon def sensibilisation bu am solo reportage ca Louga Thierno Fall. opération de désinfection bi nga xamee ni si service d'hygiène bu Louga tàmbali na ko fii ci diwaan gi ngir aar askan wi ci ñaareelu vague Covid-19 bi nga xamee ni moom la ñuy dund jamono yi ci Sénégal ñu ngi ko tàmbalee ci gaaru ceer yi ca garage Dakar ak garage Touba mbooleem ruq yeeg ruqaat yi pompé nañ ko waaye itam oto yi ñu fa fekk yu ci bëri daal di nañ leen di désinfecté. li ñu tax a jóg mooy aar leen pour buñ fi jógee fii ñu toog muy place bi nga xam ne mooy garage bi buñ jógee seen njaboot la ñuy dem. donc bëgguñu ñu jël fi garage bi dara di ko yóbbu ci seen biir kër looloo tax tey ñu jóg pour daan feebar bi waaw parce que suñu devise loolu la xeex tilim daan feebar. liggéey bu ni mel nag service d'hygiène fas yéene na ko wéyal ci mbooleem bërëb yi nga xamee ni rek ay mbooloo dafay daje. bu nu paree dem ci marché yi bu nu paree dem ci jàkka yi ak jumaa yi maanaam boo xaymaa loolu dafay foo xam ne fii ay place la yoo xam ne ay nit ñoo fay daje nit ñooñu nag. dañu leen war a aar ci feebar bi. lu jëm ci respect mesure barrières yi nag kii di capitaine Sow daal dina ci ñaax waa Louga ngir ñu gën cee farlu. dañ leen di ñaaxaat di leen jox ay information yoo xam ne yi yu jëm ci aar seen bopp ak aar seen njaboot aar seen bopp nag ñu ngi jëm ci ñetti pàcc mooy maanaam di takk masque saa su ne di def sa loxo alcogel mais aussi di raxas sa loxo saa su ne loolu. dinañu mën a muccloo ci feebar bi pour le moment loolu mesure barrière yooyu rek ñuy wax moom la ñu mën a jëfandikoo pour mën a mucc ci feebar bi. opération bu ni mel service d'hygiène mi ngi ko booleeg di séddale ay masque ak ay alcogel ci mboolem bërëb yi ñu jaar waaye itam ñaax askan wañ fa fekk ci li nga xamee ni si moo di mesure barrière yi. Cheikhna Birahim Fall ñu dellu si fii ci diwaanu Ndakaaru xool ñoo xamante ne ji woppi coronavirus ji ak deuxième vague bi ñu ci déggandi na leen ay jafe-jafe yu mat sëkk moo di ñuy jaay ay wik ñu naan ko ci tubaab prêt-à-porter ñoo ngi ci jamonoy décembre jëm ci Noël waxtu yu ñu bari ci ñoom daan nañ ci liggéey lu bare bari waaye corona bi tax na gisuñuy client baabook nañu ko daan gisee demeewu ni reportage ci woowile wàll Cheikh Diop Diafara Ba. ci bile barab lay jaayee ay yére prêt-à-porter ay waxtu mi ngi ni John Korea toog di xaar li nga xam ne moom moo di client mu ne su ko gis jamono yi nga xam ne ñu ngi waajal Noël. décembre bi moom ren moom dafa metti carrément par rapport ak bu année passée bu daaw parce que bu daaw heure bi franchement on avait fait macha allah def nañu ay ventes yu baax quoi année passée. mais ren moom vu que li xew nii muy mbas mi franchement xam naa du ñun kese mais yàqal nañ lu bari. jafe na nga jaay ab article ba tax commerçant ngi lee lottu nañ ci wax an rek lan la ñuy am. mënuñu cee xam affaire bu bëri parce que décembre bi doo commencé waaw bagages yi ñu doog a wàcc mënuñu cee wax mënuñu cee wax lu bëri. mois de décembre mu nekk mois boo xam te ni benn yoon nga ko doon am si année bi dala doon permettre peut-être nga couvrir parce que après janvier février mars ba avril mois yooyu yëpp ay mois yu mort lay nekk quoi donc du coup lii daal moo ñu doon jàppale weer bi moo ñu doon suqali tuuti mais ren moom dina métti de mais ñu sant yàlla rek.
jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi ci réew bu Sénégal ak itam ñu daal di aaye yenn ci ay barab ngir rek ñu daal di fay amal ab ndaje ba tax sénégalais yu bëri nag seen ay makkaan la ñuy toog ngir amal feetuk Noël bi. doxalin ñu bëri xam nga milieu restaurant yi demeetul noonu boîte de nuit yi nit yi les gens ils sortent plus comme avant ku nekk da ngay jéem a toog comme gars yi nañ resté chez vous gars yi dañuy toog seen gaale yi xam nga donc du coup loolu day tax nit yi du ñu am trop solo si yëre yéex yooyu noonu jënd bex yi jaay bex yooyu du demee noonu daal. jamono yi nag bëri na ci ay secteurs yoo xamante ni rek dafa taggatémbe ndax jàngoroy coronavirus ba tax jaaykat yi di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu daal di dëppoog li waa kër docteur daal di santaane ci jamono yi ndax mbas mi daal di ñuy abal fii ci réew mi. ngook mu ne woon ab jukki ñeel coronavirus bi tolluwaay geek lenn ci li mu jur ne lorange ci réew mi waxtaane leneen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média ak comité pilotage dialogue national ki ñu ko dénk di Famara Ibrahima Sagna coow jëm ci ne ndax dafa démissionné am déet lu am lam lu amul ndax ka Famara Ibrahima Sagna ci boppam dafa am Alassane Ba jéem na cee tontu. ci jamono ji jafe lool ci ñi nga xamante ni jot nañu jokkoo ak ñoom ñu confirmer wala boog infirmer li nga xamante ni moom mooy démission bu ñuy wax moom njiitalu comité de pilotage bu dialogue national. wax dëgg yàlla man commission bi ci laa bokk représenté woon aussi secteur de l'élevage ñu démarré woon aussi liggéey bu rafet bu neex boo xamante ne bii vraiment dama ci gisoon secteur de l'élevage parce que problème yi ñu am actuellement ku ko xool xam ne secteur bu am jafe-jafe la. li ci des nag temps yi passé nag. ñu dégg ñuy wax naan Famara Ibrahima Sagna dafa démissionné waaye man jotuma benn information bu wonee na ni dafa démissionné. ndax mën nañu wax am na cas Famara Ibrahima Sagna. xam nga moom dafa nekk nit koo xam ne kii man pratiqué wu ma ko dama ko doon gis rek noonu depuis ma nekk xale te xam naa nit ko am expérience la waaye aussi la ciy biir wala laa xew. doo ko mën a xam. man jàpp naa ne depuis le début sentir nañ ay problème ci affaire Famara Ibrahima Sagna biñ ko nommé ni ñu defee décret bi tax na ñu toog 4 mois mu am ay démarches dikk ñuy wax waxu budget tout ça loolu rek moo tax ma jàpp ne ba léegi loo xool demul fenn kon jàpp naa ne amoon na erreur casting maanaam erreur tànnin parce que Famara Ibrahima Sagna méritam mun nañ ko nangul jamono yi mu fi nekkee. ensuite beneen wax ji mooy du problème mu cas Famara Ibrahima Sagna rek beneen wax ji mooy est-ce que jar na di continuer def dialogue national pendant ce temps que mu am beneen dialogue boo xamante ne peut-être moom moo gën a intéressé président de la république. liggéey yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci commission yi ñu ajoon leen li ko waral nag mooy mbas mi ñu gane si dialogue politique bi rek moom moo tàmbaliwaatoon liggéeyam yenn choix yi nga xam ne sax amoon na ci wàllu politique te prétexte bi nekkoon dialogue national daal di juróon ay coow yu bëri ndax. mun nañu wax ne sax ñi nga xamante ni sampoon nañ ay laaj am nañu dëgg bu fekkente ni seetlu nañu li nga xamante ni moom moo xew ci jamono ji. leneen du tàmbalee jur coow ak ñool-ñool ci réew mi moo di ville yi toll ci juróom teñ ne dañ leen fii jëlee mu di ville bu Ndakaaru di bu Pikine bu Géejawaay bu Tëngéej ak bu Kees loolee nag am na genn mouvement goo xam ne taxaw na 2MV la tudd mu di mouvement pour le maintien des villes ña ko taxawal liñ ci jublu mooy ville yooyee ñu bañ cee laal lu toll ne tarfatal ay ne kenn ci ñoom ñu sos xalaat bu ni mel mu Ndiaye Cissé mu jiite ONG 3D ñu déglu ko ak Chérif Dia. dama ne ñun mënuñu ànd suñu jële fi ville yi ndax ville yi dafa am histoire ensuite jamono ji ñu toll nii ñëpp xam nañ ne jële fi ville yi argument yi ñuy teg argument la yoo xamante ne taxawul argument la yoo xamante ni xëy na booy xool pour gagner ay élection la bu ñuy def découpage dañ ko war a def pour lu indi yokkute ci gox yeex goxaane yu indi développement mais pas ay découpage yoo xam ne gis nañ ko ci 2011 dañuy découper Sangalkam dañuy découper Thiès gis nañ ko feneen gis nañ ko ci 96 bi ko Abdou Diouf def loolu moo war a dakk beneen yi mooy alors ville de Dakar ville de Rufisque ñun jàpp nañ ne ñun ñi ci dëkk ñu ngi mettre en place mouvement bu mag bu ñu tuddee mouvement 2MV maanaam mouvement pour le maintien des villes mouvement boobu nag ñu ngi ciy oo ñëpp parce que dañuy taxaw ne déet du fi amee ñu supprimer villes yi tey li ñu la war a am ci décentralisation mooy xool nu ñuy doolelee villes yi xool nu ñuy doolelee communes yi maanaam fusionner yenn communes yi ba wàññi leen maanaam communes yi nga xam mënuñu porter développement ensuite yokk alal ji ñuy jox communes yi ba nga xamante ne nañu am doole ñu indee développement ci gox yeex goxaani moo tax ñun ñu disons non à la suppression des villes.
campagne ngi boo xam ne ñu ko taxawal moo di fédération gi ëmb lakkati mburu yi ci réew mi fédération nationale des boulangers du Sénégal waxtaane jëm ci wàllu sensibilisation jëmee ci réglementation yu yees yi nga xam ne teg nañu ko mu ñeel secteur boulangerie ak ni muy doxee ñoom ñu sos lu ne mel di fédération bi ñoo nga woon ca diwaanu Ndar am nay kàddu yooyu yëkkati nañu ko fa jëmee ci lu gën a jëmale kanam seen secteur bi seenub liggéey luñ ca war a yokk ak luñ ca war a dindi Ousseynou Diop Habib Seck. kon donc ñun dañu am contenté pour wax ni rek la ñu am yaakaar pour suñu secteur bi réglé mën nañ ko am yaakaar ci Ndar bii parce que Ndar vraiment suñu président Saint-Louis bi moom mi ngi ci def taxawaay yu bëri aussi du seen mi donc naka la ñuy duggee ci mburu mi naka ñun toog naka la ñuy defee condition transport yi naka la ñu koy defee ak njaay mi mais yéen consommateur aussi jël leen seen wattukaay est-ce que d'accord ngeen ñu leen jox loo xam ni sellul kon consommateur yi nañu arrêté di wax yenn wax yi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité xam ne lu baax ngeen war a wut bu ngeen duggee ci boulangerie boo xam ne setul sax amul leen sañ-sañ jënd fa mburu loolu bu ngeen ko defee rek boulangerie dinañ changer loolu mooy wax ji ba pare di ñaax nag gouvernement bi aussi par rapport ak financement yi ñu digoon te mi ngi koy def nag mu gën a accélérer ko pour que boulangerie mën a am oto ak caisse point de vente pour que application bi mën a gaaw. mi ngi noonu mu nekkoon Amadou Gaye njiital fédération nationale des boulangers du Sénégal wutali diwaanu Ziguinchor ak i jigéen yoo xamante ne ci société civile ba foofee ña ngi leen di jàppale ngir ñu gën a mën a tàggatoo taxawal seen entreprise yi bopp ci wàllu agroalimentaire gunge leen bu baax a baax ci wooyu le wàll moo waraloon lël bi nga xam ne doon nañ ko fa amal ngir waxtaane ko fa lu aju ci lël bi topp ci bi ñu amaloon ci Ndakaaru ak ca Kees bi ko ñetteel ci Ziguinchor la jëm ba tey ci wooyu le wàll Emmanuel Ndione di formateur ci lël ba ñu déglu ko ci kàddu yi mu dénk Boubacar Diassi. donc daa amoon solo ñu jàppale leen parce que surtout dañoo war a am autonomie alimentaire mais surtout utiliser initiative bu jigéen yi ñoo doon sunu principal partenaire jigéen ci wàllu wu ne ci transformation produits agroalimentaires pour que xale yi am liggéey parce que yàggul gis ngeen ni ñu daan traversé di dem feneen bu duloon jigéen ñi ñu bare gënoon na metti waaye yàlla def na xaw naa arrêté gum moo tax danoo war a continuer gën a faydal lii ñuy defagum pour que xale yu bare ñu jóge fu ne ci communauté bu ne comme ça ñu toog ci réew mi. Alé Salé Diop di jëwriñ gi ñu dénk wàllu élevage ci càmm gi ci réew mi xam leen ne tabaski gi ñu weesu daanaka fukki xar yoo xam ne jëfandikoo nañ ko ci tabaski gi juróom-ñaar gi ci dëkk ci réew mi kon ca lañ leen yare mu teg ci it ne ay matuwaay la yoo xam ne dafa jar a jëmee la kanam ngir càmm gi gën a am doole waaye it sàmmkat yi ak waa réew mi gis njëriñul càmm ci réew mi ñu déglu ko moom Alé Salé Diop ci micro Ahmadou Bamba Sambo. 2020 di at mii di jeex. am na opération boo xam ne amoon na fi solo si ndaje mi tey nag mooy ñu càmbar ko seet naka la demee woon la ca baax ñu xam ko la nga xam ne manqué woon na ci ñu mën ko waxtaane seet naka lañ koy mën a gën a defaree. di wax rek ne liggéey nag du mat ndax bés bu yàlla sàkk ñu gis lu bees bés bu yàlla sàkk ñu am ay besoins nouveaux dañoo am population boo xam ne dafay yokk at mu jot ni muy yokkee ci lay besoins yi di yokke ba tax ne chaque fois dañoo war a adapter contexte boobu ba nga xam ne lii nga xam ne wareef la ci ñun ñu mën ko matale rawati nag na ñu ngi nekk ci contexte boo xam ne dafa am mbas mu fi nekk te gis ngeen yëngu-yëngu yi nga xam ne commencé waat na di ko am tabaski 2021 bii nga xam ne moom lañ dëgmal te président de la république vraiment di ñu déglu fi ñu nekk nii ba mu ñu mëtal liggéey ba Sénégal kontaan ci président de la république li ñu ci séentu ñun kenn ku nekk ñu matale ko. bëccëgu tey gi yam ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre moo di bëccëg gi ñu jagleel ci àdduna bi yëpp wàllu migrant ñu daal di koy màggal fii ci Sénégal ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci woyle wàll nag jox xar bi état bu Sénégal baaramu tuuma ci ne nem ci doxalee am na lu des rawatina ci wàllu communication waaye pexe yi nga xam ne war na ko teg ngir saafara ko gis nañ ne bari na foo xam ne dafa lajj loolee tax ñu ci mel ne président ONG Otra Africa di sàkku ci état bi mu gën koo bàyyi xel Pape Souleymane Diallo lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Mamadou Fall. tey question migration question diaspora dafa intéressé ñu bëri ñu ngi siy wax ku nekk mu ngi siy wax léeg-léeg ñu gis nguur gi di si waxtaan ak ñenn ñi loolu kenn mënu ko tere ku la neex ngay waxtaanal mais
mais ñi nga xam ne wax dëgg yàlla parce que xamante nañu tamit suñu biir ñun suñu biir xamante nañu dañ leen di ñaan nañu xool ñan ñoo am intérêt te comme man ni mu koy waxee Autre Africa amul benn institution nationale wala multinationale bu mën a wax ni que def na kopparam dërëm lu toll ni koppet wala trafatul ay ni si Autre Africa fukki at nag ñu ngi liggéey gi nag dañoo wax waa nguur gi ñi yore réew mi suñuy waxtaan nañuy fexe di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les véritables acteurs de la question si la ñu mën a amee des véritables solutions amaana ni ñun am nañu solution yi ñeneen am nañu solution yi suñu toogul waxtaan suñu biir solution du mën a génn. Souleymane Diallo foofee kon mbokk yi fa la ñu yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h ci la xibaar yi di dellu siwaat ci nasaraan ak Cheikh Tidiane Diaw balay boobee ñu bàyyi leen ak soxna Aram Touré mu wéy ak yéen ci soir d'info soxna si ñu jébbal la kàddu gi. jërëjëf.